sama réaction moom d'abord damay sant yàlla parce que man dossier bi jàpp naa ne ba ma ciy wax je crois que Mohamed mën na ko teewlu je crois même yéen sax invité ngeen ma ci yow Babacar ñëw naa ci ultimatum ñëw naa ci plusieurs fois bët set et cetera plateau yi am doole daal bokk na ci fii ci salle bi yu ma ci def yoo xam ba ma ciy wax ñu bëri ñemuñ ci wax la ma ci doon wax ñu bëri ñemuñ ko ci woon a wax damaa am nag lu ma xam loo xam ni moo ma mayoon ma ñeme koo wax man complot bi dama koo teel a gis parce que damaa teel a am ay éléments yoo xam ne ba léegi man waxuma ci ah bon ah oui ko am na ba léegi loo waxagul ba léegi man Dame Mbodj am na lu ma waxoon ci dossier bi waaw kañ nga koy wax non buñ demee ba lépp jeex parce que affaire bi jeex na fi mu toll ñoo ngi ci fin ñoo ngi ci fin non dama ci maye xamu tax bi mbir mi di ba mbir mi di doog a daw li may wax ni kenn du ko weddi ba mbir mi di doog a daw am naa ci élément yoo xam ne ki ma ko jox dani ma waatal ni doo ko wax fenn mais yow naa la renseigner pour nga xam comme yan genre élément non du ma non du ay vidéo du ay kii mais loo xam ne dama koo am ci li nga xam ne mooy le complot dans cette affaire mu leer naññ c'est un complot bu kenn dul werante moo taxoon ma doon wax avec beaucoup d'assurance depuis le début musuma am sikki sàkka ku ma daan gis sax ma ciy wax jamono jooju xam nga léegi sax ñu bëri ñu ngi réeli di wax ku nay wax mais yéen xam ngeen ni booba ñu bëri waxoon ci yéen d'accord ngeen ak man quand même man bi ma ciy wax ñu bëri waxuñ ci donc ba ma ciy wax ay 2 semaines après la rek ñu bëri booba ñu mu ñëw parce que man sax am naa sax ñu ma daan wone ma Dame Mbodj te nga tey ci dossier bi man leen dossier bi du ma ci tey parce que waraloon temps boobu da ko doon étudier le dossier non damay étudier xam nga man intellectuel la xam nga ma je suis un intellectuel wóoroo di xaar am lépp mais tamit wóoroo ama góolu doy nga am position donc bi coow li amee il fallait ma def du recul man coow li bi muy am mi ngi ma fekk à Géoul ma départ Géoul ñëw Dakar ma yegsee Dakar may analyser di déglu je n'écoutais que cette affaire di wax ak ñu ma yaakaar ne war nañ ci am information di déglu ñii di déglu toutes les parties di déglu médias yëpp ci lañ doon wax et cetera mais di déglu d'autres sources yoo xam c'était pas les médias donc bi ma demee ba mu wóor ma man ba ma may élément de certitude que lii complot la ay tappale la bi ma amee tappale yi mu leer ma nañ ci laa taxaw commencé nag di ko assumer xamu tax man dafa am lu ma gëm ce dossier Adji Sarr bi ak Sonko su ma leerewoon waxuma nag la ca xew avant xam nga yéen seen seetloo yow invité nga ma fii ma ne la man je ne suis pas dans le procès moral. Absolument. loolu wax naa la ko. ne la je ne suis pas dans le procès moral xam nga lu ma tuddee procès moral ndax am na lu ñu séq noonu sama yónneewu ci parce que man li may séq kenn di jëntiwu ko le procès moral ne m'intéresse pas mais li ma intéressé mooy leen jiiñaate mooy le viol man je ne parle que de ça mais lu leneen lu am sama yónneewu ci maintenant suñ ñëwee ci comme li tax chef d'accusation bi c'est le viol man ci viol boobu laay wax du ma wax ci leneen te jour bi mu wax ni man violé nañ ma comme ni mu ko waxee nii ci bi doyen des juges entendrait le docteur Alfousseyni Gaye te ma déglu ay collègues am yu wax ne c'est un homme de valeur parce que xam nga yéen ñii nekk xamante ngeen ma ñoon buñ ko laajoon tey ci Babacar war na mun def ay témoignages buñ ko laajoon ci Ameth Ndoye mun na def ay témoignages ah buñ ko laajee ci Aïda mun na def ay témoignages parce que yéen a ngi liggéey ensemble da ngeen di xamante da ngeen di xam ku ci nekk loo xam ak loo xam doo ko wax yow sa aqulaay taala ay collègues am buñ taxawee ni c'est un homme de valeur dafa am éthique du caaxaana liggéeyam kenn mënu ko dugal ci caaxaan loolu c'est un élément important ba nopp mu nekk un homme de l'art ba nopp def serment parce que un médecin day def serment moom médecin musul def apparition publique voilà te boo seetloo wutu ci sax moom buzz wutul dara moom dafa def liggéeyam rek amul dara lu mu ci wut loolu yooyu yëpp c'est des critères yoo xam si c'est important pour crédibiliser moom li muy wax ak li mu bind ensuite moom ci boppam bu ne Pape Samba Sow moo ko woo la veille le premier di ko laaj fan nga nekk ndax yaa ngi Dakar xam nga lu mu doon wóoral pour xool ndax leen bëgg a def waajal bi mooy waajal bi ndax daañ mën a am ku wóor koo xam si buñ paree rek mën koo yóbbu ci moom parce que mën na ko woo mën ko dama voyager mën na ko non maa ngi Dakar ñu coupé loolu parce que bu ñu fàtte ni Pape Samba Sow mooy avocat moom Pape Samba Sow mooy avocat wu gynécologue bi docteur Alfousseyni Gaye d'accord loolu c'est important Pape Samba Sow boobu goro Mamour Diallo la moom la ñuy jinne moo bind plainte bi
waaw dañ koo jiñante mook Dior Diagne ba portente ci plainte devant le barreau portente nañ plainte ku ci nekk jiñ ko sa morom mais li leer daal mooy Adji Sarr bind ko parce que day viser ay articles yu leer ci code pénal bi te loolu man mii ak yow ak yëpp kenn xamu ko ci. amuñ xarañteef googu. non xarañteef googu mënuñu ko am. et d'ailleurs sax loolu soxlawu ko woon parce que booy bind plainte. yow n'a pas besoin de viser les articles kii atte mooy viser article loolu sax yëpp cuune lañ fa def ñoom avocat yi ko bind. tu n'as pas loolu lépp da leen a c'est-à-dire ñoom dañoo cuune c'est-à-dire sur tous les plans man boo xoolee seen cuune gi daf ma def ay ree quoi c'est-à-dire une plainte tu n'as pas besoin de viser les articles da ngay wax li la def rek léegi bu ñu demee nag juge ba moom mooy atte moom mi atte xam na article yi ci wax wala avocat ba buy demee di plaider mooy wax article tel monsieur le juge wax na ci nangam mais ca biir plainte ba jar ko yooyu yëpp daal da leen a leeral ne ñoom am nañu nekk ci ginnaaw beneen bi mooy moom Pape Samba Sow weddiwul ni 15 jours avant gis na Adji Sarr recevoir na Adji Sarr loolu weddiwu ko moo ko wax d'ailleurs pour wax la ne booy weeru yàlla day mel ni da lay gërëmal parce que moo waxal boppam moom ni recevoir na Adji Sarr 15 jours avant beneen bi mooy moo woo le docteur Alfousseyni Gaye laaj ko ndax mi ngi Dakar moo woo le lendemain bi ñu waxee ni jour bi heure bi nga am si ay après 22 heures bi Sonko demee ñibbi moom heure boobu moo woo encore le docteur Gaye Alfousseyni Gaye pour mu ñëw jël si leen Adji Sarr accompagné de Sidi Ahmed Mbaye pour mu dem seet ko mais alhamdulilah problème Adji Sarr même ñoom da leen a dóor parce que Adji Sarr bi mu leen woowee leen ñëw leen am naa li ngeen ma doon wutloo ñoom jàpp nañ ni yegg nañ ci moom parce que bu ñu leen wuuroon ni Adji Sarr waxu leen dëgg comme xës nañ engagé wu ci deal bi man jàpp naa ne daañu wut ku sëy ak Adji Sarr mais malheureusement pour ñoom Adji Sarr leen teg deal parce que même bu fekkonte ne leen la au moins jour boobu Adji Sarr moom amul conjonction sexuelle fenn. bu ko amoon dina. yaa ma dégg mais ñoom bi ñu ko jëlee di ko yóbbu dañoo jàpp ni def na dara parce que loolu la leen gëmloo moom Adji Sarr te dafa dox seen kaw léegi nag bi ñu demee ci docteur bi moo ko examiné. loolu mooy rôle gynécologue jigéen ji doog a sëy nii léegi joo xam ne ci saase la ko set parce que moom dañ koo jël si yóbbu ko directement ci moom bi ñu yegsee gis nga jigéen gis nga gynécologue looloy seen liggéey man dama waxtaan ak un gynécologue boo xam ne dañu xamante man ma dàmbo dama lay wax waxuma la ñun ñu def ay prélèvement mais ñun suñu liggéey la ñun gynécologue bu ñu examiner les parties intimes d'une femme qui vient de faire l'amour il y a pas 1 heure de temps mu ne ma ñun dañ koy mën a xam sans ñu def quoi que ce soit parce que ñun dañuy xam loolu suñu liggéey la yaa ngi dégg donc moom le docteur Alfousseyni Gaye dem seet Adji Sarr xool awraam def lim ci war a def daal di jël li mu war a jël yëpp mais joxu leen certificat médical bi c'est ça le problème parce que su leen joxoon certificat médical bi xëy na daan wuti beneen pexe feneen looloo leen rey le docteur Alfousseyni Gaye joxul ñi ànd ak Adji Sarr certificat médical bi ñu yegsee da koo examiner ba noppi dem toog ne leen ay wa léegi mi ngi xaar maintenant une réquisition de la gendarmerie ñoom ñoo ko mën a joxeloo rapport médical bi parce que c'est confidentiel parce que ñoom bi mu ñëwee dafa wax ne dañ maa violé loolooy problème bi bu doon dafa dem visite normale et cetera de seetlu boppam c'est différent mais dafa wax ne dañ maa violé dans le cadre d'un viol c'est l'OPJ l'officier de police judiciaire moom mooy ordonné que ñu andil ko certificat médical parce que mooy la pièce maîtresse du viol viol moom mënu ko jiñ parce que viol bu ñu ko xasee wax mooy awra ku góor ki ngeen jéggal ma parce que tamit wax ji il faut mu leer waaw yaa pénétration ba ko wax am nañu jàngul awra ku góor ki mais loolu mooy dëgg mais bàyyi rek ma wax waaye pénétration mooy lan bàyyi leen seen waxu tubaab yi dama la awra ku góor ki dugg na ci awra ku jigéen loolu mooy pénétration yaa ma de waa ma amee pénétration parce que da ngaa jàng ki jàngul nag doo ko ci boole ci waxtaan waaw léegi kon moom docteur Alfousseyni Gaye ne ndaw si ñu ma àndil moom Adji Sarr benn góor yeggul ci moom te nee na léegi lan yegg ci man waa Mohamed li may wax sa mbokk journaliste yi naan non nañ bañ bàyyi justice mu def liggéeyam mais wax ji leerul yow pour nga jiñ nit viol foog bu yegg am. mais bu nekkee noonu la demee daal est-ce que Adji. non moom jure bien ma daaneel ci loolu. moom gynécologue bi ne Adji Sarr mii ñu ma àndil mu bind ko mu leer ci rapport médical am ni kii ñu ma àndil ci waxtu yi jàll yépp lu mat ay 17 heures comme 16 heures. kenn voilà lu mat au moins benn fan a ngi nii kenn yeggul ci moom te loolu liggéeyam la mu bind ca également ni kii ñàkk na
ndawam bu yàgg. xamul tax loolu c'est important. parce que Adji Sarr dafa def conférence de presse après. parce que lay wan na ñoom ay cuune lañ est-ce que xam nga ne conférence de presse u Adji Sarr moo mujj rapport médical bi. te pourtant malgré loolu. def nañ fa erreur ci conférence de presse wax loo Adji Sarr ne waxal ne Ousmane Sonko daf maa xool ne ma yow mii nii nga feese dell benn góor du ma njëkk ci yow. loolu la wax ci conférence de presse bi tàppee léegi. ci internet bi. seetaan vidéo Adji Sarr ñu defee conférence de presse. mu ne man Sonko xool ma ne ma yow mii nii nga feese dell benn góor du ma jiitu ci yow. du loolu la wax. waaw non même rek c'est important. donc léegi beneen bi mooy kon yow da ngay gis ni. kon moom ndaw si déjà kàcc weesuwul loolu alors que jour boobu muy wax ni damaa fees dell kay bu dee daa jour boobu daa fees dell kon bu yeggee ca gynécologue ba yéen d'accord ngeen ay jigéen ngeen nag ngeen xam bu ñu yeggee dina am bu ñu yeggsee tout de suite on me dira pas que ku ñuy njëkk a yegg ci yow c'est pas forcé que da ngay am du sang mais au moins mais quand même mais quand même wax dëgg yàlla bu dee premier jour boobu la bu ñu ko yóbboo ci gynécologue bi dana ko génne ni wax dëgg yàlla kii mi ngi doog a mais balaa boobu dafa wax viol répétitif la donc peut-être boobu ndaw bi demoon na déedéet moom dani jour bi muy accusé kii bi la wax yaa may dégg contradiction bi foofu la ñëwee parce que moom ñaari wax la wax viol répétitif parce que viol répétitif bi boo xoolee lim ci wax dafa garaaw parce que ci laa waxee keroog ma fi mujj ni gulet ma gis góor goo xam ne day yore ñaari pistolet ci kaw yore benn ci suuf maanaam di dóor ci ñaari pistolet ba noppi di violé di tirer ci kaw di tirer ci suuf c'est-à-dire c'est n'importe quoi c'est-à-dire que loolu lépp ay kàcc neen maanaam c'est-à-dire que gynécologue bi li mu wax nii mais dafa leeral lépp fi mu toll nii xoolal moo tax ñëpp a lu li olof yi naan ñëpp a lu depuis donc dañoo lu ñoom ñi doon wax ñëpp xamul tax parce que léegi wax dëgg yàlla képp ku naafequl non gis nga àdduna aussi gis nga soxna si dama wax benn nit boo xam ne da ko doon jéem a défendre quoi ma ne ko saay ma ne ko nit sa crédibilité rek nga am mën ngay douter mais sooy douter bañ tegal la lu leer nañ tu n'as plus le droit de douter c'est-à-dire que képp ku ci taxaw actuellement naan non léegi na justice def liggéeyam parce que Adji Sarr da koo jiiñ kalang-kalang ça veut dire que yëfu naafeq ngay def nañ waxante mais certificat médical foofu laay waxe xam nga au départ beaucoup de gens avaient dit que authentique voilà léegi leer na foofu laa bëgg nga ñëw voilà léegi xam nga certificat médical bi mu amee man aw ma woon werante ci ni c'est authentique parce que docteur Gaye moo ko def bu ngeen seetloo mu joxo ma fan laa ko wax dama leen fii nii waaw dama leen du ab chinois du ab burkinabé ki ko def docteur Alfousseyni Gaye la tudd di liggéey hôpital Idrissa Pouye ñëpp xam ko ci réew mi mu am waajur yu baax am famille bu baax ñëpp xam ko mu am nit ko mu nekk nit ko xam dafa am ay principe ay mbokkam yi wax ko ñi muy liggéey ndool wax ko ni nit ko effacé la lépp lu muy def ci yoon la koy teg liggéeyam du ko caaxaane moom moo ko booba ñu ni léegi leerul waa léegi leer na xamul tax mais puisque moom moo ko bindoon nit ñi naan est-ce que authentique na wala authentiqueul léegi moom juge doyen des juges convoqué na ko dem na devant le doyen des juges wax ni certificat médical man maa ko def man docteur Alfousseyni Gaye lii ma bind moo ci nekk ndaw si biñ ma ko indilee sëyul te moom Adji Sarr moo ni bis boobu sëy na waa léegi yéen da ngeen a bëgg a jël Adji Sarr waxam ji nga xam si bu ne mu wax bu teyee mu wax lii bu soo am wax léegi ngeen bëgg a jël ay waxam teg ko ci kaw wax docteur léegi donc docteur bi li mu wax rek lañ mun jàpp parce que moom c'est un homme de l'art te bu xasee wax ji jeex na moo tax fi mu toll nii dossier bi ndeysaan depuis tey et puis li ma ci metti mooy j'ai vu que la seetlu ngeen bi Adji Sarr demee moom ak Ndeye Khady Ndiaye bi leen entendre journaux yëpp titré les minutes de l'audience du yéen ñëpp gis ngeen ko au moins man compté naa à l'époque lu mu gàtt une bonne quinzaine de journaux qui ont titré ça ou bien au moins def nañ ko en médaillon def ci article waa léegi lu tax bii amul lu tax ñaar rek a ci wax ak des sites non may ma rek xam nga par exemple yow beneen il y avait beaucoup plus de personnes dans la salle du doyen des juges kon foofu noonu mbir mi mën na sennee fu bari or bii nii Alfousseyni Gaye foogu mën a sax mi ngi foon avocat mën na mi ngi foon avocat mais bu nekkee mi ngi foon avocat moom la Alfousseyni Gaye le greffier le représentant du procureur de la justice ak juge bi
kon foofu noonu xam nga suuf si day restreindre. day limité wu par rapport ak beneen donc. mën ampleur bu mu amoon sax bii amu ko loolu tam waaw. ah bon si yee mu ëpp ampleur bi léegi loolu. non attends pourquoi mu ëpp ampleur. parce que déjà au début dañ koo waajaloon ñu xam ni dañoo jëm ci audition te bii ñun ñëpp xam nañu leen xamoon nañu rendez-vous voilà bi tout le monde a été ñëpp yëgoon nañ ko tout le monde ko par rapport ak léegi suuf si. dégg nga gars yi ñu layal. léegi suuf si dégg nga ni ñu layal. kii wu ma si moom. dégg nga ni ñu layal léegi suuf si traitement yëpp benn la war a doon. waaw léegi suuf si ma ñoon quand même. dam li may wax si vraiment sa gars yi. lay bi yomb na trop. lay bi yomb na trop xamul tax lay bi yomb. may ma rek non Mohamed toi aussi je te connais. lay bi xamul tax mu yomb. parce que loolu mën na expliquer le fait que. benn mu am bii nii mu am moins de journaux si wax parce que suuf si yëpp duñu benn yow daal yow mu ngi ko wax yow mën naa am ak yow affinité te aw ma ak affinité keneen yow laa koy jox du ma ko jox kee te genre yooyu noonu duñu jox seen information ñëpp parce que question de confiance la donc moom mooy tax ñaari journaux wala ñett mais li am solo mooy ñëpp xam nañ ko ñëpp bu ñu si wax Sénégal wax na si keneen wax na si non Mohamed gisuma ne dafa am d'accord na Mohamed man je te comprends xam nga Mohamed gisuma loolu Mohamed yow moi je sais que tu es très pertinent mais xam nga ni yow sa bopp franchement c'est normal nag parce que yéen moom journalistes yi yéen ni ngeen solidaire man mosuma gis corps bu mel ni yéen. seen solidarité bi am ci yéen. c'est-à-dire que tey jii yéen nangu leen ko wax ci yéen. non lu ñu expliqué loolu waram nit mën a nangu et puis logique la. logique na li mu wax. non man convaincre mais xamal tax dossier bii dama la non mais yow dam dis-moi sa akulaay taala yow yëgoo woon ne Alpha Seyni Gaye day wuy jiite. yëgoon wala yëgoo mais yow nañ ko mën a yëgee gëm nga ne yow sunu journaux yi nga xam ne wër information ay paparazzi la c'est des paparazzi foo leen fekk ñu ngi wër information daam loolu yëpp comprendre nañ mais li ñu la wax aussi il faut nga nangul ñu ko bii nii ampleur ba bële amoon ak bii am du benn te nekkul presse bi yëpp ñoo mën a xëy parce que tey nañu fàttaleku jour bi ñuy wax viol Ousmane Sonko tout le monde n'était pas au courant benn presse les échos rek moo ko bindoon les échos kese moo ko génne donc nañ def aussi même allusion après ñu continuer waaw d'accord mais xam nga lu ma bëgg a wax foofu c'est pas très important parce que li am solo daal li am solo mooy le doyen des juges interroge la personne qui détient la pièce maîtresse dans un viol. Le doyen des juges déglu na ki nga xam ne ci ñi séq mbir mi yëpp moom moo yore kayit wi ëpp importance ci bu mu jiiñee nit viol. ndaxte moom moo mënoon a bind ci certificat médical ne aji xuseeku na xam nga bu xuseeku woon da koy bind. xuseeku na dañ la andi leen ko bu xuseeku woon day bind ne xuseeku na lépp lay relever da koy relever bu gisoon ni ay yéreem xotteeku na dana ni yéreem xotteeku na bu ne gisoon ne gaañ nañ ko fenn lem nañ loxo ba pour forcer ko loxo ba dam na wala faxoj na dana ko bind ndax pistolet yi dal na wala dal loolu lépp dana ko wax maanaam moom bin ko fa yóbboo lépp lu mu am da ko doon joxe léegi nag moom ñaari élément la wax que yeggun ci ndaw si beneen bi mooy li nekk ci moom jóge na ca bu yàgg-yàgg lii moom du lu ñuy warante lépp képp koo xam naa fee ko xam nga ne loolu ñu bind moo am maintenant viol bu ñu ko xësee wax te lay firndeel viol mooy ñu yegg ci ku jigéen ki te yegg amul mais xam nga xel mënatul nangu ñuy wax nañ defi leneen parce que tamit gis nga le doyen des juges le juge instructeur le juge d'instruction day bu moom xam nga lu muy def day saytu lu lay taqal di saytu lu lay setal moom la tubaab di wax instruire à charge et à décharge maanaam day saytu lu lay taqal di saytu loo xam da lay setal léegi ñaar yëpp xam nga dama koy def day xool boor boobu mën na laa setal xam boor boobu da lay taqal mais gis nga bu lay wi seet ñaar yëpp ba gis lu lay setal mu leer nañ te amul lenn lu lay taqal loo xam ne am na ko parce que dossier bi soo gisee ñu mel ni man naan c'est un dossier vide mooy ba léegi li coow luy bëri toujours les éléments yi wane ni set na ni viol amul rek moo ci am mais kenn génneegul benn élément buy taqal nii Adji Sarr nii benn avocat ñebe ci cin dinaa ci ñëw ci kanam parce que ñaari avocat la am mais kenn ki moom du ci dugg ci wax ci moom daal mi ngi toog di xaar moom bu fekkee procès amul affaire am baax na moom honoraire am lay jël dem tox ndale kenn nag moom yàq na ci crédibilité am heure bi daan na fekk mu bokk ci liste yi war a nekk député malheureusement xam na ne sénégalais yi mere nañ ko ba nekkul candidat yi muy wax noonu naan candidat la 2024 tappale moo la gën a xam ne amul profil lu nekk président li mënoon a nekk mooy voilà mais aujourd'hui li am solo mooy que ni
leer na naññ maintenant ci képp koo xam doo naafiq parce que bala nga ne naam ne fa pour ñu waxu nañ seet lii ak lii nañ déparé ci pièce maîtresse bi la pièce maîtresse dit mooy le certificat médical que Adji Sarr jour boobu mu wax ne dañ ko violé kenn yeggul ci moom te ñàkk na ndawam bu yàgg wax ji féete na boor boo ci doolee yeneen yi nag mooy moom Alfousseyni Gaye ñi ngi koy menacé li may wax ne lu leer naññ la ah bon ah oui il a été menacé pour mu soppi li ma lay wax ni daal du ko dindi yéen vous êtes des journalistes faites vos enquêtes le docteur Alfousseyni Gaye c'est dommage que du nit koy wax nee nañ parce que bu ngeen fa demoon du nangoo wax mais Alfousseyni Gaye ñi ngi koy menacé yàqte nañ otoom ah bon ah oui loolu lépp am na ci ba noppi Alfousseyni Gaye jéem nañ ko influencer pour mu changer le certificat médical il a refusé loolu mooy dëgg beneen bi boo ci jëlaatee Ndeye Khady Ndiaye minute proposé nañ ma ba proposé ma 40 millions pour ma takkal Ousmane Sonko nga jël même moom Adji Sarr ci biir enquête préliminaire bi à la gendarmerie ne maman ba moo wax ci biir enquête de gendarmerie bi ñi doon wax naan PV bi est-ce que c'est authentique c'est la même chose que li ñu doon wax ci le rapport médical ñu doon wax ndax c'est authentique ñooñu ñooy wax la même chose est-ce que PV de gendarmerie bi c'est authentique amul beneen te ñi la koy wax kenn loo ci woon beneen de dañ naan est-ce que c'est authentique te duñ la génneel beneen de dafa am loo wax gis nga boobu ci biir enquête bi moom Adji Sarr nee na ci biir enquête bi ci loo xam dañ ko parce que enquête dañ lay wax boo buñ la laajee laaj ba nga pare dañ lay liiral li nga tontu yëpp ne la laaj na la nangam de lii nga tontu est-ce que d'accord nga ci waaw ñu dem ba ca fin bi ñu la d'accord nga ne waaw ñu la kaay signé kon moo ko fa wax Mama Ba aussi lam fa wax moo ko fa wax keneen Ndeye Khady Ndiaye lam fa wax moo ko fa wax léegi moom Mama Ba moo ne ci enquête préliminaire bi Adji Sarr moo ne ma Mama Ba baal ma jox la xaalis nga génn ci dossier bi mos ngeen a gis ku ne violé muy maye xaalis fan la ko war a jëlee. mais non waxuma la bala ñuy wax fan la ko war a jëlee nan laa violé. ngay jël xaalis di maye. loolu lépp day c'est-à-dire dossier bi man nañ ma wax rek benn élément bu mën a conforter la thèse du viol benn rek amul ñoom amuñu benn élément bu ñu mën a teg ci table ji wax ne loolu moo tax li docteur bi def dafa mabbal kàcc yi moo tax léegi soo seetloo depuis l'audition de Adji Sarr bi mu demee ci doyen des juges soo xoolee ñoom seen stratégie léegi beneen camp bi mooy camp wu tappalekat yi léegi nekkatuñ ci logique viol bi xam nañ ni viol pour nga dem xamoon nañ ni lii day ñëw parce que teg nañ pression le docteur là mais xamoon nañ du soppi docteur bi mos a varié ci position donc ñoom xam nañ parce que enquête bi mu defee bi mu seetee Adji Sarr joxu leen résultat yi maintenant bi ko gendarmerie commandité pour ñu andil ko rapport médical ci la koy doog a joxe parce que c'est confidentiel léegi nag maintenant ñoom seen camp bi xam nañ ni léegi thèse au viol bi mënatul nekk kon juge bi lim mën mooy classer le dossier sans suite parce que juge bi su fekkente ni dañ ko teg ci yoon mooy day instruire à charge et à décharge bu demee ba xam ne amul benn élément bu justifier mu def ordonnance de renvoi pour yóbbu ko tribunal ñu àtte bu demee ba amu ci benn élément yi am yëpp day wane ni mënut a sukkandiku ci dara. mais ndax lu déglu Sonko ba pare. waaw boobu laa lay wax. moom dana ko def pour yoonal loolu moo olof yi wax yoonal. mais li ci am solo mooy. ki nga xam ni moo seet Adji Sarr te loolooy liggéeyam te moom dugul ci coup bi de. il faut que tamit loolu ñu leeral. moom dugul ci coup bi moom yëgul. moom yëgul loolu liggéeyam la def moom yëgul lu xew. moom day xoolal docteur moom seefam bi ko seefam woowee ne ko ndax da nga fee bi coow li jógee quoi. ndax da nga fee examiner benn fii boo xam ne dañ ko violé dañu ah oui ñu ne ko kan la mu ne di nom de Adji Sarr ñu xool ñu ne ko ah oui kon c'est le même nom fekk boobu ñoom hôpital bi am nañ information bi que seen hôpital boobu la ko docteur bi seete donc moom xamul ci liñ ko dugal dara parce que avocat moo ko ci dugal rek doon xool proximité donc yaakaar ni peut-être foofu mooy gën a oyof ci ñoom malheureusement pour eux ils sont tombés sur un homme de valeur gis nga Mohamed dafa am ñoo xam ne adduna bii dañoo gëm ni dañ fiy jaar rek di dem te liñ fi jaamu yàlla ëllëg dañuy rendre compte liggéeyam rek la def moo tax moom deful dara liggéeyam rek la def c'est-à-dire que moom nekkul ci coup bi su fekkoon dajee nekk sax da ngay mën wax mais moom nekkul ci coup bi mais Dame est-ce donc que loolu moo tax gis nañu Adji Sarr saa bu ñu waxee ñu ne entre temps dafa wax ni teg na sax ni waxum viol fële li muy mais ca wax moom conférence de presse ba la ko defoon sax naan Sonko na waat ndax moom sekkut ak man dara est-ce que du information yi entre temps mën nañu sunoo jàpp ni bu dee nag jot nañu si moo waral un peu ñu def un peu mu nañ ko jàppee merci beaucoup ñoom naka jekk dama lay wax Adji Sarr moo la gën a xam ne violé wuñ ko loolu du lu ñuy warante mais camp bi tamit camp Adji Sarr xam nañ ni tant que docteur Gaye changé wul position
viol mënul on pas établir le viol parce que viol il faut yegg am loolu xam nañ ko ñoom léegi moo tax Adji Sarr ci conférence de presse comme nañ ko waxee dafa ñëw ne man sax tege naa ne waxu viol bi déet duñ la viol ngay tege ne waxu viol bi yow nga jiñ nit waxu viol ba fukki nit ak ñeent dee ci ngay jël ba waxu viol tege ne mënu koo tege ne yëf yi du yombe noonu mais yow dàqoo kon par exemple non may ma ca laa ñëw léegi nag mu ni moom damay tege ne waxu viol bi mais léegi na wax ndax maa moom séquñu dara waa léegi suñ séqee dara Mohamed ñun la ciy suñu yoon kon dérangé wu la la fekk non yow boo séqee non may ma rek yow boo séqoon nag jigéen tey du may déranger lu ci sama yoon xamul tax booy dem di rendre compte ca kanam yàlla subhanahu wa taala yaay rendre compte wala maay rendre compte man lu ci sama yoon est-ce que man lijjanti naa sama bopp bay lijjanti yow koo séq mbir mi du séq parce que séq kenn terewu ko Sénégal le Sénégal n'interdit pas la fornication li ñuy bañ mooy nga forcer nit te déggoo leen ci wala nga dem séq ak koo xam mineur la mais bu ngeen xasee nekk ñaari majeur loi bi terewul bu ngeen séqee ci foo xam ni heurté wu leen la conscience des gens demu leen ci mbedd mi may ma rek demu leen ci mbedd mi def comme ay mala tant que def leen ko ci mbedd mi comme ay mala bu ngeen ko séqee yéen ñaar li la koy woon sax état bi moo autorisé këru mooyukaay yi am ci dëkk bi non waaw hôtel yeeg auberge mais hôtel yeeg auberge yee ngi ci quartier yi am na ay quartier yoo xam sax ñi ngi xeex pour ñu jëlee auberge bi nekk seen quartier parce que dañuy gis góor ñi ak jigéen ñi di génn bés bu ne heure bu nekk mais du jeex quartier yu bëri fii Dakar mobilisé wu nañ fi pour ñu tëj auberge bi nekk seen quartier parce que dañuy caaxaan beneen bi mooy waaye yow carte jaay sa bopp du mi ngi ñu ngi koy séddale ci Sénégal du am na jigéen ñu bëri ñoo am si fi mu toll nii koor gi laa lay wax koor gi boo génnoon yenn heure yi da nga gis jigéen ñu jaay seen bopp waaw léegi ñoom koor gi sax duñ jël congé waaw léegi kon réew moomu kay kenn mënu faa wax ndax séq am na li ñuy xool kay mooy ndax viol am na te viol bi Adji Sarr ci bopp moo waxal boppam ci conférence de presse am ni man tege naa nee waxu viol mais na wax ndax amuloon séq ñoon suñu yoon nekku ca ñaari mag bu ñu séqee man d'abord comme kàcc na ba pare ba ñëpp xam ne kàcckat la dootuma gëm sax loolu muy wax ni séq am na xamul tax parce que man soo ma xasee kàcc ba pare ba kàcc yi leer parce que ñoom xama léegi lu ñu bëgg léegi dañoo ñëw jiiñ doomu jàmbur ju leen deful dara jun ragal parce que nag ca kaw lañ ko ragale di jéem a utiliser ay nit ñoo xam ne dañ leen doon manœuvrer pour yàq deru waa ji wala et cetera mais nga yow nga jiiñ nit ki viol topp ko ba coow am ci ba fukki nit ak ñeent dee ci ay kàcc yu leer yoo xam ni docteur Alfousseyni Gaye firndeel na ko devant le bureau du doyen des juges que ay kàcc la woon waaw ba fukki nit ak ñeent dee ci léegi nga ne kàcc yooyu léegi comme xam naa ne dootul dëgg kàcc naa kàcc ba pare mais sottiwul léegi naa kàcc yeneen kàcc xam nga léegi yeneen kàcc lañ bëgg a kàcc léegi voilà waa ji caaxaankat la léegi procès moral léegi waaw c'est vrai que violé wu ma waaye doon na séq ak man léegi maanaam la ma leen doon kàcc yéen sénégalais yi kàcc naa ba sonn mais gëmu leen ma kon baye moo ma soppi kàcc yi dem indi yeneen kàcc yu bees kon de bu ko sénégalais yi gëmee ñàkk fayda xam nga luy dëgg mooy ñii ay tappalekat lañ léegi nag xam nga luy danger bi mooy aujourd'hui créé nañ un problème très sérieux dans ce pays xamul tax Ousmane Sonko même su leen baalee famille yi ci ñàkk seen i doom fukk ak ñeent moom ñu baale ci li ma gëm man su ma ca amoon sama mbokk du ma baale ki nga xam ne moom mooy cerveau wu complot bi muy Mamour Diallo parce que tout converge vers Mamour Diallo oto ba doon jëlee Adji Sarr ci guddi gi oto Mamour Diallo la Sidi Ahmed Mbaye manipulé par Mamour Diallo Pape Samba Sow avocat bi nga xam ne moo nekkoon ne rëcc ci dossier bi di bindal Adji Sarr moom ak Dior Diagne ak di leen yóbbu ci docteur Alfousseyni Gaye mi nga xam ne yoonam nekku dañ ko tooñ moom Pape Samba Sow boobu nga xam ne moom goro Mamour Diallo la moom it mi ngi ci complot bi tout converge vers Mamour Diallo amul benn élément avocat bi défendre Adji Sarr te fes avocat tappalekat bi défendre Adji Sarr moom it mooy avocat wu Mamour Diallo ci dossier 94 milliards yi ko Ousmane Sonko jiiñ yoo xam ne moo tax moom Mamour Diallo ñàkk postam ca DGID yooyu donc éléments yi noo ko jëlee te ñoom ñoo nangu ni te Mamour Diallo moo waxal boobu ci audio mu leer naan ni Mamour Diallo moo waxal boobu ci audio ne Adji Sarr man ak yow dañoo am contrat bi may ma yàggatul dans 3 mois dañ def procès suñ defee procès dinañ la wutal boobu procès bi jeexee maanaam ba nga taxal waa ji ci ay kàcc ci feni neen daan la wutal passeport mooy certainement passeport diplomatique wala passeport de service parce que passeport ordinaire moom amul lijjanti boo demee ci bureau de passeport boobu du ma ti dem léegi gaaw na gaaw boo xam ne en 48 heures ñu defal la ko léegi donc du boobu la ñuy lijjanti boobu moom ñëpp mën nañ ko am boo ko réeralee sax certificat de perte ngay def yóbbu ñu defaraatal la donc bu ko nee dama lay wutal passeport après procès bi dans 3 mois léegi ba noppi daan la yóbbu nga tukki
loolu leer na naa ñu ne complot la beneen bi mooy ñëw ne ko aji gis naa la gis fa nga nekkoon mu ne ko maa ngi woon ak élément bi mu ne ko ah bon affaire yooyu mu ne ko mais li tax te ñoom dañ fay weddi woon ne daa daw mu leer nañ ca foofa te kàcc amoon na parce que am na benn féministe bu ni ñi wax ne daa daw ak daa ñëw nekk ci man du dëgg te moom it fa mu waxe woon ni moom musta héberger Adji Sarr Gabriel moom ci boppam moom féministe boobu moo taxawaat daan ne Adji Sarr bu du fëgg sama buntu ma ko ubbil donc mu leer nañ lool xamu ndax suivre ngeen ko ci benn live voilà mais daam léegi donc pour wan la ni daal dossier bi daal moom yàlla dem ko leeral et puis li ma ci neex mooy ci koor gi la ko yàlla leeral lépp boo xoolee li élément clé yëpp ci koor gi la génn macha allah ci koor gi ci la yàlla leeral lépp ci fin bi nag fin koor gi nag docteur Alfousseyni Gaye ñëw tëj dossier. parce que ci la justice tamit tàmbale déclencher machine bi. waaw moom laa lay wax mais moo tax ma ne la xamuñu leen ko def loo. ca dama la début koor ba léegi ñuy def audition. léegi ñëw nañ ci fin koor gi. léegi docteur Alfousseyni Gaye mi nga moo yore pièce bi ci ëpp solo. muy bii firndeel ndax séq am na. wala séq amul. alors boobu ñëw leeral ni séq amul wax ji fekk na boobu. daan nañ wax ay test ADN faaw mu am. beneen mbir ñëw sama xel si par